mol man min understand wala nyinti mansa o mansa ala la ka tambi misil mo be dafa bari ikanna ustaz nafi ko mo le moy ka foko ala le kam mansa tam ngamira fir'auna ala le matambi fir'auna ala le atambi sanji kemelu ala le atambi dal bidan ala pareta ala mansati nyala ama faade ay musa le kiyaka koto musa mu kafirol tidi ba musa tata kan abe tilimbali la banko kan wato faksaro fi hal fasad faksaro fi hal fasad yetinyaro le siad ka tinyaro janjali banko kan ale firauna tas ale musa kiyaka wo time la pour kala mansaya tinya andum nganna mansa kejele tinyaro min aba kekan na bankola loi andum bankola loi dum na tinyata don aka banko hadam molla jiko le tinya nim molla jiko tinyata don banko ka tinya nim banko tinyata don wala mu masi wot itol ta kalam tala bi si o male tol ba bar ba dolol wala ba kalam tala ajibe Gambia la tiada ni Senegal la tiada mimbe tema asiata darastan ni fete kilo Gambia la tio kilo da ani Senegal la tio kilo da mimbi jay asiata darastan de Gambian kol ke la tio ta ka samba Senegal ka wa mu masibo sila ngamira de banko mansade niya tambin ala ni nyabu kati ne ya tambi ite ka tambin ni nyinal furayela banko bondi label to ayta label do bar ning amantu fenna fo say banko ka murnan koma mammil don na jang bi ngawol je jang mu masibol bar sila Gambia fel Gambia dingol fel Gambia fele Gambia dingol fele Gambia la mansa kunda mbe sirin ko fele ni e kuno Gambia dingol yalo ni man kuno Gambia dingol yalo wo mu kuma bandin bari birin atondi mansa kunda folo mol pareta kama pura e boy nyimman sakunda e fengo fo wali atam fole baro me bal bondol because hani Christmas on ngala diamol moy diamol be kalaw la e bu kalon mem fon ko faka man ni ka kano fo surwa kan namba fo mo bu kalon kalab kumo jannabe diala katre kuma rawle soto ni man kuma raw soto e bu ka kuma no ate keno la to fo man saya katale asenala be mune fono ni ma kata ita fem fono le be fanet pala do moli yele telefa woto mansakunda la police Gambia la police ol kunu ibarata nyina la andum milliard min fam fenketa ko wala mu mol bi jël milliard responsabilité ta because sananing commission sane anin jay itol itolle responsable ta kanyin ko bay ka ko stop ye ko wo mi ala mu kuma ko yere wonte fer because dunia ye fem fo wala kam ye fem feke wala kam niya kende make ya mum ba kende mala fon niya jaw make lumina ba jaw mala fon sila atuta itani Gambia dingol le tek bari kunum itolle ko kanyin janjang itolle a responsable manam itolle a janjang la symbole bari wonte problème de ngamira alama alen sima bebe Gambia jan woto nyin ku furin sifale a nyatin na Gambia la kotek sidan atuta Gambia dingol le bulu ntolde lota pour ka sacrifice ko be la tout nyin ku furi mo le bojang nyin ku kurumo le bojang ñin tilimbali al ni jankol e bojang bari hani ki laari amol ala min fo wala ala rasul illa al bala ki laari amol ala me ki fo ka kumo futan
silan kumo muto ana mutabaliya wobe ya ki mil kan nebul barate kumo futondo wala la hako ntol dum ka wura ka kodol kam mbal na kol bela mole tele do gontol ngata operation trias la kol kunna ngawono le ka kol findi ka kol beta sila tuta gambia dingol le bul foy be kafla operation trias la bang foy ite kafla la bang nan kaftala bismillah nal man kafunna bismillah bari tol den tol ben dawn kala to ñine be keri bari wo fa on défense jeejaabi no because kunum biri ñim bayta ni ajen ko tondi hasa an tuhibbu shay'an wa huwa sarrun lakum wa hasa an takhra shay'an wa huwa khairun lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun alal ya alka kuwo do kanu yara fa wo mali ma sibol ye kuwo do kon wo yara mo ye kayrol because atul man fello na ko al man fello fen be kuloto al malo alal e kuolo min be kuloto ani min be banker wallahu a'lam bi jati sudu siso kono kulol alal e wol long wala na ko atul malo because ngabaro min kaka ite amira nyami aseke hani wala bete atete iko birin sen tuba tata bato biranata aba sen kankala talbo ko kini wuta boyta komin kaw ko bay sen tuba kay ko cey ni mantanu manam alawta bato wala kayro to muritoli wala kayro tata fana muriti silo wala ma kayro so ñing birin ñing keta kunu biko solbe ndol ngamin expect kodoto ni nga tiketo wafi mbe min sotola ani min natake alhamdulillah sedol fele siri ngamira biso manda kada 200,000 dumtale 200,000 liquid amanke akodima miliyan ko molle la kamfal ka jara ka fo alla tiketo na la expenditure mbeke fenko 100,000 leki do 50,000 okay indo fana 50 yo nyimma no mi fana be lorinte nyimma ni boto lulo ani nyin kalera lulo ani nyin sunkala lulo ani tulbidon lulo min al nyabala ten mole ya bondi ko ni molbe fintila lumina kodo atondi domorol setabi mo kana konko fintilum mole fansas dole fansas koteke ko ibe kalera tankela ibe man boto tankela ibe kemu boto tankela ibe tulbidon tankela andu mol kol dol fanade ko million ko wol ko ito fon kana oto ni adren ko ngani sabla samana ko gambia dingol na alla luo fele nali ye don abeta nal me dal bari mol ye don fokaba abantal mol ye don kunun nim bi tema operation 3s mol ye nyafita ikaje pour mo ni ku yato pour ka niyo sumian ka juso sumian biring banna salo sayyidina muhammadu rasulullah adima banta min kata ibrahima maka kol afandingol be wol kon le fal e ka fayte mu koma kuntu mo manam mom yan koma tele biring akoma e miracle akumbota ni ibrahim banta akumbota le mafo ka kumbo fonyaji ka jolonga kende bari amam fem fada biri ya fa sida ko abulola ala ko kafirol kamin fo matem foto nyante malonde bara mulun talan amam pisal salonde wala wolune inna aten wokum ni alani miro min a ke ate wala inna atena kal kawsar jin goto ñimmol fana e wala taman sedi kunun na ni kuya ye fambo e fanto ye ñing kol goto man ni kol kamin fo simon taman se mu futu kankata won ni tata lunta yadla ni konko be siri wala ro yaje dinno ni futu kankata on kabore ka jikila ko simon be sotla goto ka kumo sudi ande do nga domanding foning suru akawal fana bawo suru mbadin suru al fana be siri ja pour gàttal rek li ma bëgg a wax foofu mooy li ma doon wax mooy lu fi xewoon démb
ñëpp gis nañ ko waaye li ci gën a yéeme mooy am na ñi ci jël responsabilité loolu sax moo ñu gën a doy am na ñi ci jël responsabilité ñu ne ñoom ñoo stop suñ kii bi mooy comme Sona Ndiaye comme Sona Sané ñu nekk Kairaba station ñu ne ñoom ñoo ko stop ñoom ñoo ko stop so loolu sant nañ ci yàlla donc bu mbir amee xamoo fan la jóge asli bi maanaam fan la reen bi fan la nekka daf lay jaar waaye bu nit tawee mu ne man la rek jeex na loolu kay xam nañ ne ñoom ñoo ko def ndax loolu ne du fi gulee ndax gis nañ fi ay imam yu ñu musoon jàpp fii seen morom imam yi taxaw ñu ne leen président Jammeh téyewu leen man maa leen téye tey ñooñu anañu kon àddina day dox kon nañu bàyyi xel bu baax ci àddina lu xew rek nga màndu ci nga xam noo ciy demee loolu xew na fi dem waaye lu ci am solo mooy waa réew mi lii lañ xeexoo ba mu génn fii te buñ koy xeex benn police dimbalewuñu benn militaire dimbalewuñu du NIA du dara civiliens yi ñoo futteeku xeex lii ba mu deñ fii bu dee buur bi toog nii moo ko war a indaat dañ koy xeex ba mu jóge fii bu dee police boo ku takka ndigam ne da nga koy delloo fii yow yaa fiy jóge waaye loolu du fi dem loolu amul sax kii amul sax wax kon lu ñuy wax mooy fii nit yi def nañ fi ay programme yoo xam ne démb dañ leen contact ñu bari loo xamante ne mat na ay juróom nit wala juróom-benn yoo xam ne jëluñ pamit Karim mii toog nii def na fa programme ñaari yoon yoo xamante ne jëlul pamit te ñoom dañuy play ba ñu pare waaw lu tax ñun balaa ñuy play ñoom ñu ñëw foofu mooy laajte foofu la nekk te waaye loolu waruñu jaaxal ndax gis nañ jaane commission bi mu liimee ñi nekk ci commission bi ñi mu jàpp biñ ko liimee ba pare nguur gi am na ñim ci seppi teg leen fale ne ñooñ bokkuñ ci loolu kon lii tamit ñooñ buñ bàyyee ñeneen yi ñu play fii ñun ñu ne duñ play ba ñu il faut ñu jël pamet loolu duñu bett ndax nguur réew kër benn mbir moo koy defar mooy il faut jikko yi defaru bu jikko yi baaxul réew mënul dox jikko mooy nit loolu bu yàqoo rek réew bi dafay yàqu te dëkk bi dafay yàqu kër gi day yàqu say doom boo leen bàyyeek ay millions bu dee amuñ seen jikkoy baaxul balaa ñaari at sa kër day tas sa alal bi yëpp tasaar waaye boo yaree say doom yarin bu baax boo bàyyul 15 sa kër balaa ñaari at say doom ku ci nekk dina am 15 kon nañu fexe defar jikko yi mooy tax réew bi dox bu ñu topp nguur intérêt am rek lay xool muy police muy army muy kun bul xool bëgg-bëgg nguur yow bi nga waatee téere li nga waatee noonu buur bi mënu la ci musal dara loolu sa diggante ak yàlla loo ci def lu bon yaa koy féetoo ak yàlla moo tax ngay gis koo xam ne day dem pension amul dara ndax bi ngay liggéey sa liggéey bi tegloo ko ci yoon yàlla daf lay xaar ba nga pare mu defante ak yow kon bu ñu àggee fii pour gàttal wax bi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal nit ñi jël seen alal dugal ko ci opération Trieste surtout lii tegu nii xam nga lii su fekkee tegu fi suñ ko waxee suñ ko waxee gars yi duñ ko understand xam nga kon mu ngi ni kin yaa ngi nii tegu saako ceeb yi yëpp a ngi nii tegu kon ñëpp xam nañ ne lu am la te lu ñu wax tamit muy xaalis tamit na ngeen xam ne tamit noonu la demee kon caméra baa ngi ci kawam ñëpp mobile yi ñu ngi koy caméra Gambie yëpp nañ ko gisandoo lii mooy
doomu réew ni nga malam ni nga war a mel ñii def alal ñii def seen xalaat ñii def seen doole kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni fii asalaamaaleykum wa rahmatullah di jéggalu tamit wax neexul ndax wax man nga wax ba jam keneen te doo ko yëg maa ngi jéggalu képp koo xamante ni wax bi jam na la métti na la nga baal ma ak waaye maa ngi gërëm media yi ñi fi teew yépp maa ngi leen gërëm di leen ñaanal seen liggéey yàlla na ci yàlla def jàmm yàlla na dem ci kanam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala yow ayib non okay. Thank you once again. There is a request from one of the journalists for the person to be summarized in English because we cannot quote the whole content of it, but you guys will be sent a soft copy here if you are interested. We'll just quote this the briefing that been just read by the chairman. It is that we all knew that yesterday night there was an event that happened at Semegejane, an event which is a fundraising event organized by Create Jotna movement. There was a crackdown on this event by the organizers, or on the organizers by the Gambia Police Force, which we learned that is a foul play made on them. Because if it is the law that says that you cannot organize in an enclosure, and even like fundraising, we should have been learning victims in the past that some people have done it before, so the law has caught them, or the police has stopped them not to do it. This is why the chairman was saying that this democracy that we are all nurturing today was well fought by the citizens or the electors, not only by the police or the Gambia Armed Forces or any other security agent. And we will not allow it for anybody to come and snag it away from us cheaply. Yesterday's incident, definitely it was a disappointing incident that we have never expected from the Gambia police forces, most especially the current reforms that are taking place in the country. To go and then crack down on fundraisers, telling them that they cannot organize their events without not acquiring a police permit in an enclosure, which is a multi-purpose center, that is Semegejane. Upon doing that, we have consulted people to ask them, because I myself have organized several fundraising events there, but never applied for a permit and never been questioned by the police, why am I doing it? So today, Jotna, we felt that definitely it's a foul. We will definitely dig until we reach at the end. Because if this is a law, why only for 3 years Jotna movement? So this is what the chairman was saying. For you to be briefed that definitely, yesterday what happened, we wouldn't stop just to say that it happened, so if the police will do it, we will leave it like that. We have to fight as citizens to ensure that law for one should be law for all. And we are going to dig very deep to know that why it happened. And if it is the law, why only 3 years Jotna should be the victims or should be victimized. So this is the position of today's Jotna movement. We will definitely push for it and ensure that our rights should never be violated cheaply, and we all sit down at home and say that it is the police, because the police are there for us. If it is a law, the law is not only for the police, they are only enforcers, but they are not definitely the owners of the law. So the position of the movement today is that we will continue and then do our investigations and push for it until the relevant whether there's a court or anywhere to push for it and then seek redress to that particular incident that happened yesterday night. So this is what was being said by the chairman, that the stand of the movement is that we will push for the incident that happened yesterday, and then we have to make sure that we seek redress to find out why the police did it, and if it is the law, why only 3 years Jotna movement should be caught by that provision of the law. So just to summarize it, this is what was said by the chairman, and then I thank you all again. If anybody have a question, then we can go to address, and then we will answer it.
jayla to nata hal yalla wato bula hal nata kapul feja be media household be tentula be jayla mo moy to ni konto wala anina executive members wol men yalon ko be ma be tajam anin men yalon ko hamo be to mamma be no jam anina diaspora executive wol men yalon ko be diaspora chairman Abdou Ndiaye to yala chairman Abdou Ndiaye to yala be tentula be jayila anina diaspora wol men yalon ko fanam ma be tam fe jam broda Serigne Ketanyol balbe tentula balbe jayila nke si men fo non na kumu man jampa Gambia kunun 22 years na men kele ngaje ko hani bi wala be tama kan na banko ka woto Gambia di ngolin tol fo wonyana kunun menketa wonyana kala nyaka wandole kunun menketa wonyana kala Gambia di ngol yakka wandole salon kunun bota men kono bimbe wala kono men tambita wotimbe wala kono katu kunum bota men kono mona mana moy fundraising yafo be pameto nyinin kala bar kunum kule keta Gambia jamme yalon ko Gambia dingo Gambia ding anyanna kele ka wandolete andu nyim fo mu fennati labun na jano duwo buka fo daba ko so kamala mbeda na jam benna na nyata ko ba kontonna Kingsport mba tentula mba jayila anina executive olbe broda Sirif Sisenyol ansu jambe nyol baka tara wala nyol dikamen ko doron su royal kamen fo sumali me dama jumbe mo be kontonna be tentula chairman Abdou Ndiaye to yala ala baraka bake kontanta bake Any question? You can comment and then post the video, media outlet that you are presenting, and then put your questions one by one. Are you getting me? If no question, then no light. yeah? Light is off. Light is off. No, light is off. Light is off. I want to write what these people are saying. Okay, Mr. Piaro, ndelefte ñen kala men wala ñindu ko mundumalem atolia akala muta ko polisol ka fale ko alnyata kapamito ñi ñi la mundumalem ale ko kala muta no kala muta kun talan nani lem talan nani wato mu nata polo ko laje ya na mol men taraje ya tan la ka ko men ni programme ni takino la ni mam pamito la apply ye ñi ka executive la bar wato executive man tra grado kanji woliam mol call kay tan nako police na daje kay tan ni programme me yalla la ta même fond de sinti nta keno la ni mang pamito le sa ta so kamala executive be no console pour daje bari mol taye juna woliay tan police la ka ko ni even même me ko menteng nan dal take kele bot mo le man tel ni ka pamito so muna na le bat la fo big al kay tan mo la ka pamito le ka apply before ngani programme si fal kunu nya kamata la tan nan wa lafta ñinen karo ke akuma clean na fondum alse lafaran damandin keno molie membe ko finti ba men nyanta kela ala processol be on nyaadi anin pamito men nyanta ñinin nawto fal ba kan ne bang fa be abe tembe da jumato sayente aparaka bake mbe la faro men kala wala mo kay tan la ko pamito na wodundile already finto men nyanta ke karoti tan ko non to ay dina di maso le fe
na pamito dundile même ka police la duño ñini nge ka joko la ka pinto menke mbakela damen na ani mbakela wato men na ma woli ñini nge ko la ani ñanda ka tanko bundal molo ñanda ka la famu la pour ko ci tamo kayro ko la ani tempo la faro men kala ko men ko la je abe ko la simpan ñanda ke ta pour ko wo ko so yandi wala mu ñim fondé sin men kunum police le dabla je pour ka tinya kadu nika ko ke bi na fulo a ñini kale na men tamita na kalam darol men ke je mo jama ta kanun ka futa je bari ya ko la ko so tanin sa fanna men ke transport wo ko la men yeso do je na karaw men ko ko wala na ko say mo nga moneke atan diaspora da malika contribute ani mema sol dolbe mbula gande jam fanka daw la symbole say na ka fo membe ko membe lo ñina même fondation committee ya joko ko me manya naka depend diaspora ani individual l'entreprise men da mabe jam ba meta ka moneke fawon si programme ol kino fanyen ne kaje ko sina flo ñino kam fan la fala janni wato si saje mo men hapola takana asatante mo tla ko maka ni silo na sembo afanuta bakele mo jama la sake dankunna dimanche men ketanga budget men kiden ngatra ko definitely inten jikola no da kilin kam fo nga mobile kundije han men nyanta kana programme ni wo 19 january famoto nyande ke fana kun me kunde nyaadi le i fana la dala standu men ga tige do wala be kele mari wala passo so kunu wala so le dabala ko la pour ka na nyanto ti nyambulla ke dabala ko di nyinin ko di no me yalan ko nyanta ka nyin kalo ti tanin ko to la ko se men biya pour ka tinya comme sila nyinin karo ngamena ayo jaako chairman bu ma bëgg a laajte nii si yow la moo dem léegi li ngeen dépense si yëpp jublu si fundraising bi ñàkk ngeen ko dem na li ngeen espégoon ñëwut ndax léegi li ngeen koo bàyyee ndax di ngeen si dox ay matuwaay. waaw xam nga réew ñun ñoo bokk réew te réew soo ko paree pour defar da ngay pare pour lépp sa kër sax soo buggee taxaw tey nga ne sa doom yi duñ sol pantalon da ngay nangu toog ci biti ba toog la boo teelee tëdd dañuy génn ci biti sol tubéy kon soo solee sa daal la tey wala nga takk sa ndigg ne dama bugg a dëkk bi dëgg taxaw fii am fii dox fii kon da ngay pare pour lépp ñu xëy na ñoom lii dañ ko def démb rek ñu defee ne tas na déedéet tas na ci ñoom waaye tasagu Leewtoo bii ñun dinañ daan mbaa ñoom daan Leewtoo bi Leewtoo la dañ bëre la dañ commencé Leewtoo lamb bi tasagul de ñoom dañ defe ne tas na waaye xëy na fu capandaw bi ñoom buñ jëwoon ñun dinañ jël waaye nag dinañ ko topp ba capandaw Chairman, left a ñun ngala même fana wala ñun ko bayarin kunu ale fundraising na commande pour ka ñun roke na fulo la pour ko men alla findo men al nyanda kake al nyanda ka dépense men ka je bayarin kunu afele alla o programme ñi police le da dunje atinyata sayin albe mina fola molye pour be bulo fela kanyam nalon ne modolu bulo fela kanne an sayin bari na jigodo ko albe suyore makoy la an sayin ko danke albe mina fola molye anu nim mem fana lefta kal makoy amari nyanda kal makoy sila jumalla be lefla piso fana fu molye amoy yalon makoy ro bi sa ko jamal yalon bi jamale silol gele makoy ro be kala silol minna bawo kanyin 200,000 o min fo anin nyin kalerol belori wol be nata ni silol len bar hanbi ka mol kalam tande do donc jang Karim Touré la nomba aninte la nomba ni mbaje la nomba ye wolle di barante kam nga fo nyami kunu do te hani inte la nomba da mo ko ba ni mo flol contact don jang ko do be dawda e ba futan lala andu ba risito safela fana ya kiye because ni na risit bu ko lem diaspora fana na jatol bi jela comme bawo be mo ben jannal ba de dala don al kaddo ni ko dum yetti ko sita ye fano sita la diaspora wala na diaspora la jawir ko no di binta jamel wala na vice ate wol jayi na jakabal bi jele wala min to sirif si señol kingsport mi alon ko nyin ko fango sumo bota tel la sonno mo kono atele ka fo nyin abota tel la sonno miro bota tel la sonno mo kono
wol fana bi jela bakar tara walla ñol demba konta ñol ansu ñol lami sadam sa mol bi je mila siata ni ko be control kala be mistake bar alhamdulillah musol bi jele kel bi je yena mas ñol mi alon kata ñi jata bal yem ma koy baki anani kafol bi je diaspora kafol bi je wol be mu silol leti pour ka kodo e futana jang na diaspora ko jamal dol fon fel sili jang mi alon ko fana la kata ko alhamdulillah hani malla to molle to barbitum se chodino molle la mi ala kata fu jamal le kaja woto molle ala ne bi kodo be na ndami bare pour ka kela ko mo futende do ngamira kodo to lo ngami hamenu soto nga fe soto le min sia aha assalamu alaikum ntoto Fatou BS Badji ti DHK FM radio nyinto nanyi nin karo be kala minti wala malon sañ ato la jikida tembo be kala nyaadi le tumala min al fintita pour ka fundraising ke wokono police on na ka stop ala level jiko be nyaadi le pour on saytande jama mom na jiko karajiba nanata alla finto wal nyanta kamen ke finto fula nyawani na fanal okay finno jiko yalo atondi sate o sate silon soro min kataje andu ngamira o sate nyin ntol tata jele o silo lon ne say ni be murna ja manjere silo nyin ka ko isate mi malo ikole silo nyin ka bay tata sate min do foka ba ina de fay yo to silo lon thank you yes la baraka bake ama memo be konton nan to musidi joblati be SNFM radio to yalla jang nani nin ko robita chairman ne kama ya fula dia mo kono ko mo jamal le programme ko atini dinkira to mialon ko wala mo semega jane holti mo me di stop fon ikela programme ko foya kumpa mo buke di stop atol nata dron ali ala programme alma dati follow fon ina to dron ya muta kibaro nata ya muta ya stop mun dalila batina iminato kan why 3 years jotna ila miro dangole yalo mo dunia mo ka ko ala miro dango don aka tamano wala ni koy ba bilem lo fana la don ite fana ka to ne because a jokole ila londo be dami ibuka tamino waye koma inya fana la jero danta ya fana koma ibuka wajeno bari nyingo manke jere nyimu tawla yalati bari komi nga fo nyamin do Gambia mo tante ni ko ku ke ni diala ibe ku do fana be ku kele tala ni diala mi ala fana ta kuno laji dama ni te ko ka dia be ba mon le fana kana ku ke tala dia ye fana buka kuno barka baka Mr. Chairman ama ñinin kal flanjo menti wala ma kabiri ñu ko keta doron ama atol fale simfa nya taliban kada police wala kuntiol kam fo police wala kuntiol finti dal fayla ñaton kol menu be santo kay tan dal ko mun dali le fon yatina ito liye ñinke kal stop ka pour aller ala programme ka tani dinkirato fale moy la ban fale me moy folo hani yalo milna taje wala ko ko min to la wala sane anin jay wol ko itolle ya stop sila ban aman jantul ngate to le ko mal ko silam fem bi jento ni to le badin andu bi mu sibitol so ma dimaso inshallah nin dun tabi keno kono fem be kala dron mota atomo kumpal tumando itol fana ta kala ko tek because nyen ko to betale fa danta dani inshallah barka bake Mr. Chairman na ñinin kar la mo be kelamenti ya fola dia mo kono ko mol fintital men yalon ko kabin programme fon bayta dro ye bul fon mi yalon ko fon hani programme fon ka askeno fon alto fon sot no la je ina to bul fon di kam dal ñay tan di ko mol be 3 years jot ko male pour ka je ko kal sembentu ya albe movement no menna ay succeed ay ta ñaato itila miroto e be mun fola mol ye gameno men yalon ko ibe la moy kan ñin tembenna na ta de maro la karo yalo a jokole ni be sirin sate wala ko ne ila bungo jane imam mo je min be ma ko ila dimba fa bo sate do sa fufula itela mankati wala sate mol mankati dimba fa fem fada mam boje kaneta kan itela mankati bari ni la bungo janita mol nata ye ma ko dimba faale ye fengol be vindi yela bungo be ku fasena mol ye kodol bondi ya dila je moy la sate ay tafana katata kunundu wala finde jannin tol be bola je 100,000 tiyon ka fo jannin be bola janjan na jela wo mari yalla fenko ti
alhamdulillah o ngamira Yes, please. No, please. Okay. This is the second time. Yeah, what is the second one? yeah it's good You should go. Okay, I am Amadou Diadama, Standard Newspaper. Okay. Essentially, you said you applied the permit for on the 19th. Okay, now my question to you, if the police refuse to grant you to approve the permit, your permit, so what step are you going to take? Are you going to continue with your protest, or you are going to relax? That's my question. haji wala neja No. ya no yemin ikam minyininka kuo ku ya lon ila kunko sanji tank ika doku ba niyeti yo fi ni ma busa yaso de boto ko ne ta lon na be boto jenda bon kuo min be fudire andum ini mole ya fudi ni tarata ya firin do yesa to ya ye mo dani ame bali yala jawya ko itala jawya ta manja ngabula do ko ne o fin do Yes. Come on, yes. Come, you don't relax. Yalo be process na so me ni ngala mi na process o mi involve falto yo process o ni kala because na understand ko democracy ay limitation on la so nete filipino la ya ko de ni kala o you want to put your into your own hand for wo process o mi ni ntaka alla tiri exclusion dale ali o process o aha nina jabiro moy nin ngami jabi jana tumando ngamel faate man futa ko nkaye ko isate min ibe musu nyino laje itata sate to inatana yalo silo min kata sate to yewno don nga meeting jamal leke ko press conference jamal le fanaki bari nene mam meeting no ke nene mam press conference ke mam pameto hanne atara pameto fon wo manke kule miyalon ko bankol min advance tay kuninta atela programme ko bari tol ba on to be ko mal ko mam pare fana furu kata nyaato na man sakunda mon de pare pour gambe ta nyaato xam on de problème wala tinan ka pameto ni apply bari pameto because itol fon ka nyina fo pameto ni purite la security le bari ika kuolle futuni nyoy milma yalo ko kefulol ika wolle futuni nyoy ni to ko moy ko pameto muitella tankoti sila mo naata o kaɓe fenko kela fenka tulun kela jal tulun kela e kay ko ita kela woto yara fayta ko famito ñega wote kam fonde ko ñaati because ko be programme o kela niaje soto pameto la puis ba kela mun tole anin ito jemi ba kela pour salo be security jelle dinen min be tankal waaw sila ni de lafta mo tankal tankaro dum folo mo la na folo tankal because ko kele param moy ni borba be da na fluma ani boroyta ban sila ni de na de kam mola na flota e ka tel tan ma tanka ite kule beto wala kule programme min ni wotan ko mankini ito ka wala ko pour to la tan ko le bar kunu wo mayita o bari o kata nyawnya banko mim dunta loi bu ko to fere kono le ma dunta je bar silang ntol be ntol kawo silolta tabirim ko roke hani bi wo silakilim do inshallah okay sai ngona tanto ni bula al mingal demo ko ibita ko nal fil ta ko protest tan ko be tarale ha yalo nal tol fanam fintida al se gambia mol general public convince no la ko nal fintida problem ta suba yalo nienna ko moy folo wo metara janko si man taman se mu futu kankataw andu ni moye jikindi konton la naadi la naye jikindi simon le ibe lala ngami ni ni mobe tama silo ka wil keme babul akoy ngata mbiye pasala ibe hanyala kabulano bari ni mobe tama silo ka wil keme babul akoy ngata mbiye pasala ibe hanyala kabulano bari ni mobe tama silo ka wil keme babul akoy ngata mbiye pasala ibe hanyala kabulano bari ni mobe tama silo ka wil keme babul akoy ngata mbiye pasala ibe hanyala kabulano bari ni mobe tama silo ka wil keme babul akoy ngata mbiye pasala ibe hanyala kabulano bari ni mobe tama silo ka wil keme babul akoy ngata mbiye pasala ibe hanyala kabulano bari ni mobe tama silo ka wil keme babul akoy ngata mbiye pasala ibe hanyala kabulano bari ni mobe tama silo ka wil keme babul akoy ngata mbiye pasala ibe hanyala kabulano bari ni mobe tama silo ka wil keme babul akoy ngata mbiye pasala ibe hanyala kabulano bari ni mobe tama silo ka wil keme babul akoy ngata mbiye pasala ibe hanyala kabulano bari ni mobe tama silo ka wil keme babul akoy ngata mbiye pasala ibe hanyala kabulano bari ni mobe tama silo ka wil keme babul akoy ngata mbiye
gambian kol fintitan to ni fintitan ma ñamin keta woto to lemmi gambian kol yela daji ko mi tan anin tolum fatam ñaato ganna daji ko mi tan way ñini ka roba na fere ñini ka roba na fere ite ya fo do ya fo duniya be ya finto ni ñaata ñaadi mosi yaata ñaa anani ñaata ñaadi bankol fije milialo meta demokrasi kono sanji jama ima keno wala tina iko manga fo janko niem wajmano bulela suwo kono kasino la bar ne ala bela suwo kono o kantarol ala bu kasino lata ko jo sinat wala na abuka jinko buka mo sa kasino wala nan ko ala fawle ala sembo ke woto andu wo ala mi ala sembo ke je hayyu la yamu tibe baluna anda buka fa so wo daji ko min ala ya dinna ni wala be fintir sembo min bate ala bulu ani no min bala o kilimo wala be je hanibi oto tumando ngalong ngajiki ko min keta no kayra be sabat la ta min fiya So, let me ask. Yes, yes. Okay. My name is Modi Sar. I'm the managing editor of Nabanko newspaper. My question is, as we all know that 3 Years Jotna is a pressure group whose aim is to unseat the present government to honor the coalition MOU. So we all know that this 3 Years Jotna is generating, making fundraising to generate funds for their on the 19th event. So do you think that the government is not right to make sure to stop you from doing that, because you are generating funds to unseat that government? Do you think that the government is not right? My second question is, wala yatinna kunun ta nata ngawal expect yanna kubo kono nganyim foje ko nin to lay ka fo kun sa expect no je me kaman se kilim fole hani wuludi min be ketal ina buka bemba ini wuludi min alla jernya kil ina buka bemba do palaso to director ni min kanyanta london abe nakirabal kat kata do kono ana buka be hanin ayatara ila la fin kol mankini bari buka be asiya to mansa kunda nse min fonoje kuka kumo sutande do wala mu tonya koleya baket tonya koleya bari ka songala wala diata ko be because ini milliardum nyote ini ka benne ini alabe to mbek history kilne sataleje Sidna Umar, no, sorry. Sorry, let me just tell you. Because, you know, every week people are holding events at that Senegal Jane and they are not having any permit. They are not giving. So why? These 3 years Jotna people, this government is requesting them permit. No, it doesn't mean that it's a police PR, because you know that, you know, the police, the money you are generating, you want to unseat a government. So that's why, you know, they deny you with permit. And secondly, those 2 police officers who came there, who are they and what are their position? And did you find out from the top that are they the one who sent those people, 2 police officers, and Jai and Sang? If you go by the interpretation of the statement, I said it's a foul play on the movement, because we believe that events have been happening at that center, but no permit was requested from any organizer there. But if you see this 3 Years Jotna, this means that the government is not inclusive. They don't want to have different or divergent views from others who are opposing their ideas or their objectives. Our objective is, as we said, to hold the government accountable, not to unseat the government. We wanted to remind them by their words. They promised it. Nobody forced them to promise citizens or electors that they are going to serve for only 3 years. So these 3 years was a clear manifesto of the coalition. The presidential candidate stood and confessed that I, Adam Barrow, will serve as an independent candidate who will lead a transition government of 3 years and will not contest in the next elections that are coming. So citizens are there to remind you, electors are there to remind you with those words. I don't think that's something we should even look as an opposition or as somebody who is trying to unseat the government. It's a normal procedure. We are elected. So they are there not to see people who to remind them by their own words or to hold them accountable.
accountability, these leaders are not ready for that. This is why they try to sabotage the whole program, the whole event of yesterday, to make sure that that event shouldn't go ahead. Because if you go ahead, you generate funds. And if you generate funds, the aim is to hold them accountable, to remind them of their words. So the objective is, it will continue to hold them accountable, but the mission for them is to sabotage the event, and which has already occurred. Because financially, we have been stopped, and then it is definitely a disappointing action from the police to act on one side of selective justice, I call, because they really selected us as enemies to the state, which it is not the interpretation of the movement. The movement is an accountability we believe in, and then we want to hold them accountable for their own promises and pledges they made to electors. I think that's answered the question, right? So with this last night fiasco, what message will you give it to your movement followers to ensure that many people will come out on the D-Day, on the 19th of January? Because by this last night, so many people will be feared to go out, because they will say that if I go out on the 19th, also will follow me. So what message will you have for your people? On the point of correction, nobody will fear. Yesterday we intervened as an executive to stop people not to even buy tickets. The police, they knew. We stop people not to buy tickets for the program. Because if the police are trying to violate people's rights, we shouldn't take the law in our own hands. We believe in civilization. Doesn't mean that you wanted to go on something and it is your right. If the police are there to block that right, you should also physically appear and then attack them. No. If they go negative, you go positive. That's what we believe in. And we have for the event yesterday, an indication is already here. This is a philanthropist. And he donated 5 bags of rice and 5 gallons of oil, which each is 20 liters. And then the chairman has alluded to, we have 100,000 from an individual, another 50 from someone, another 50. That's combined together is 200,000. Even though maybe our expectation on yesterday's event was so high, but definitely Gambians responded, and we know that this is a courage and an indication, a signal to the 19th January that Gambians definitely will answer, because no suppression or intimidation will take us back to 22 days again. Man dama bëggoon interview ak yow xëy na suma laaj yi dafa xaw a bëri xëy na rek soo ma ko mayee ci olof ak ci English yéen ñu naa ngi dajee fii tey ji aftermath lu xew démb ñaari question la am bu njëkk bi moo di da ngeen joxoon njiitu réew mi ab santaane mu tekki ndombal tànkam dégg nañ ko nag si post address to the nation wax na ci mu ne moom du tekki ndombal tànkam te du déglu groupe boo xam ne minority group la maanaam ñi nga xam ne bëriwuñ ne ma bëgg rek lan nga leen ci li ngeen ciy tontu li ngeen koy tontu lu mu leen di wax ne minority group ne ba pare muy wax ne election whatever election fi am 2021 lay am réaction to loolu secondly gis nañ tamit pour tontu leen rek pour wane ne rek moom it pare na jongante bi ngay wax ak leewatoo bi ngay wax samp na ndëndam sos na parti boppam ñu tuddee ko National People's Party mu tekki ne rek maanaam yéen yaa ngi koy xeefele waaye moom du leen sax tallu leen moo ngi ci yëfu boppam te dina dem ba 2021 waaw ñaari question yooyu la moo ci njëlbeen bu njëkk bi moo ci tontu na ne wax ne si message am wax ne ne moom du tontu minority group mooy yéen ñaareel bi sos na parti yam talatul leen mu ngi si yëfu boppam waaw ak xëy na ñetteel question bi moo di on the 19 ngeen ko joxoon xàpp bi on the 19 la li ngeen si fas yéen doxal naa waaw ak tension yi si réew mi ñu ci indi jërëjëf. waaw jërëjëf li may njëkk a tontu mooy li mu wax ne moom du tontu ñi nga xamante ne ñoo niiw sama tontu bi foofu mooy loolu moom bi mu ko waxee dafa war a ree boppam ndax moom mbooloo boobu musu ko mën a jël am président la am na ñoo xamante ne am na xaalis am na possibilité yëpp groupe boobu musu ko mën a musu ko jënd fii musul am moom musu ko jënd kenn musu ko jënd
waaye wax boobu du métti kenn du jaaxal kenn because moom moo taxaw mu ne $900 la ceeb saako ceeb loolu comme ngelaw xam nga fi ngay teg wax boobu man foofu laa teg wax bi because tàmm nañ fi tamit ñi fi nekkoon dañu ne dañuy toog ba million years moom bu ñëwee mu ne saako ceeb bi $900 la bu ñëwaatee xam nga nit bu la waxee lii mu waxaat la lii mu nekk benn bu waxaatee lu mu la wax rek defaat ko ci paan boobu man musuma dégg président wax bi mu fasante kollare bi mu fasante ak waa réew mi mu def ko nu mu waree musuñu wax boo xamante ne ñëpp dinañu wax ne lii moom lu am la musuñu am man de musuma ko gis musuma ko dégg diglu yu mu dégg waa réew mi yëpp dara amu ci lum ñu promise yëpp gisuñ ci dara lum ñu wax yëpp gis nañ ne loolu du luy am kon bu foofu fu may sànni wax yooyu mbalit bu ma leen sànni waxam bi mbalit boobu laa ko sànni. waaw waaye am na ñoo xamante ne fii seen parti man maa leen sama waa kër moo leen ëpp sax parti loolu parti man su ma nee ma sama parti non xam nga nit yi lu ñu xamul mooy parti man tey su ma amee ay millions su ma sampee sa parti yow yaa may njëkk a toog doon des ma du ma la sànni sax waaye naa dégg nga toog keneen dina toog naa moom xam nga man su ma nekkoon moom du mu waxantaag waa réew mi mu respect bu ko respecté mu dem élection bi dem ñu kii sànni élection kii toog mandat koo jeex mu dugaat ci géew bi gis nga nit am na doomu Gambie waa réew mi ñun dañuy yàkkamte ñun suñ problème sax loolu la président bi dafa yàkkamte waaye billahi wallahi taala ku ma gënoon bëgg président bi amul waaye dama dem gis fa gisaat xam nga bëgg nit warul tax nga topp ko ci loo xamante ne àndul ak yoon kon foofu président bi loolu la waroon def rek mu noppale ko loolu moo koy may lépp lu mu bëgg Gambie lépp lu mu bëgg a dénk dina ko am fi waaye nag comme léegi pare na yàkkamte na fas nag bu ko saret nar a jiitoo ñi toog ci saret bi ñooy daal. yaa ngi koy am ne dafa yàkkamti waaye yéen tamit loolu la leen di jiiñee dañuy yàkkamti ndax. lan la ñu yàkkamti bi. ndaxte fi mu ne nii matatul ñaari at pour élection jongante am. déedéet ñun waxuñu ak moom juróomi at. ñun ñetti at la ñu waxante ak moom man ñetti xam nga lii dafa simple dañu ne képp koo xamante ne yow sa carte ñetti at nga ko jox nga ànd ak ñun xam nga dafa yomb ñi àndul ak ñun tamit nekkuñ ne dañu bon wala déedéet bokkuñ xalaat suñu bëgg-bëgg ak seen bëgg moo bokkul nekkuñ ne ñoom dañu bon wala ñun ñoo bon déedéet waaye ñun léegi waaye li am solo mooy ñan ñoo bëgg a juróom at ak ñan ñoo bëgg a ñetti at foofu la wax ji nekk waaye on the 19 on the 16 xam nga dañ ko door code phare ñu ko def waaye on the 19 foofu la wax bi di jeex. fan lay amee mën nga ñu si wax on the 19 ni ñu koy waajalee. waaw incha allahu rabbi bu ñëwee dugal nañ pamet bi fi liñ fa def mooy fi ñu daan def rek ndax bu ñu amoon ak xalaat bu ñu amoon loolu lañ am ba léegi. Sitin Kona waaw. ba brique bi wala. waaw déedéet Sitin Kona la ñuy commencé xam nga fan la ñuy yem waaw Sitin Kona daal la ñuy commencé. waaw bi yéen a ngi doon wax nag tamit ngeen am lay permettre ni ñàkk am permettre ngeen yemale. non loolu man musuma ko wax. c'est man musuma ko wax. man li may wax ci suñ conférence yi yëpp. mooy dañuy laaj pamet léegi nag am walla ñàkk am du tee jénn bi am loolu wax naa ko waxaat te dama koy waxaat xam nga loolu dama ko waxoon lu yàgg waaye nag mooy luy yoon bi mooy danga koy laaj waaye ñoom tamit amuñu right pour xañ la ko léegi nag ñun laajte nañ loo xamante ne loolu moo ñu war
léegi lu leen war ñoom tamit dañ koy def parce que because defoon nañ ko laajte nañ joxe nañ ñu laajte nañ waat nañ ñu joxaat loolu la ñu yaakaar waaw. xam ngeen tamit ci réew mi fu mu ne nii xaajale moo am ñu ànd ak njiitu réew mi ak ci yéen ak am na tamit xiiroo ngaañu xëy na ci réew mi ba tax am ñu ragal ci réew mi am comme ñu fi yëngu wàllum koom ak yooyu ñu wax ne dañ di yëngal réew mi comme lu xew dem ba tension yi am ak yooyu lan nga ciy wax yooyu tension yi ak koom-koom réew mi ndax fu mu ne nii xëy na yéen seen jubluwaay mooy fàttali ko lu mu digle yooyu waaye si beneen fànn yéen yaa ngi yaakaar réew mi ci jëm ci koom-koomam daal ci pour mu jëm kanam waaw waaye léegi man sama laajte foofu man dama lay laaj opération Trieste lan la def fii lu nga xamante ne dafay delloo réew mi ci kanam indi na tiitaange waaw léegi waaw after tiitaange boobu nag maanaam tey jii nii ñu ngi wax ne non xam nga olof dafa am maanaam comme arab luqa dafa am moo yoo xam ne amoon na tiitaange non ku tiit yaa tiita sa bopp tiit te déglu ma rek ma bal ma rek am tiitaange gënoon na ëpp nii bu militaire yi yoon bi yëpp nekkoon militaire loolu moo ëpp lii ñun amuñ fetal amuñ bant amuñ yar amuñ dara te lu ñu waxoon def nañ ko waa réew mi gis na xam nga nguur gi manul yóbbu réew mi na wax nit yi loolu mu delloo ñu suñu réew opération Trieste dafa dañu bëgg a Gambie dem ci kaw ñun dañu yóbbu Gambie ci kaw waaye delluñ ko ci gannaaw ñoom ñoo manul xam nga soo manul da ngay soo manul taxaw il faut nga weer ñoo manul tax voilà dañu uti lu ñuy lay waaye nag pata pata du tàkkal ak mbaam ak noppam seen wax yee loolu duñu tàkkale moom lafta ko se dama ni nyamba suuje ngani karo moy ko diamol fana moy ko politicien o dol diamuta iko almu rebelol let dolu ko alla fitakana kana masa kunda me mesiri ka kudeta andu mankiri jalbul ko yakko nyame mankolo ma jalbul mankala fana jalbul ko ise tamandim fayno woto bank aning yakafu doje fana wulida iko do fana musanyi lule liye fa sujani masala iko ifana be findila le alla ko nyawa sifa ifana ya fo la ko ya dawunne bank fo ayal sulale take 3 years jona la foti ko ma dolori tamamenta ha ya lon kafu donte mansalem afam préparer ka afam préparer kafu ka mansale uye préparer mil ko e ba fe sanji lulol bari ya lon ni nyamoto nyoborum boy be kan to ka tebul ni e boy ju ken son kalon ha ya lon idol birien ton la lo moy to le lo muta ya bay ya muta ko ya bay ya muta ko ya bay ye findi don foybe mo findin la minjo ko on the 16 anu ni mo findini mim man dasalan tol mim dasata tol be mo findila mi en tol on the 16 double wala triple anu fulanjamo fi ma buga tondu amna sa wax bi dafa luma buga tondu ma faté moy comme li nga wax ne xaajalo réew mi munul nekk ben musul nekk ben ci aduna yeb nak ñi dañuy support parti bi ñi support parti ba aduna yeb nak même ci diine yi dafa gën ñi chrétien la ñi julit lañ fekk sa morom kon réew bi adina soso ba léegi mbooloo réew munul nekk benn kuréel déedéet day xaajale waaye bañante non musul bëgg morom politicien déedéet su sañoon mu dégg ay ba bus bu nekk ñoom lañu ku nekk loolu la ngay ñaanal sama hello yes hello I would like a translation to my questions in English please. I don't know if you know the questions. No, I can't recall all your questions. Okay. I just it was just 2 questions. The first one is during the address to the nation, President Barrow said that he would not listen to a minority group. If I can touch him, he said he's not going to resign at all. He cannot guarantee that. Your guys' reaction to that?
and secondly, he has just set up his own party called National People's Party. You know, it means that it's a response to you guys, that he is no longer listening to you and he is doing his own, you know, thing. That's my and secondly, or thirdly, is the under-19 date. What are you going to, you know, how far are you in the preparation, and what are you going to do if the government does not, you know, issue a permit to you guys? Thank you. Okay, thank you. I think the first question was about the minority and then the majority issue. I think President Barrow, as the chairman said earlier, used to fold it and then throw it outside there. Because there's no statistics or proof evidence that he showed to the general public or Gambians that I have done my NCC, whether it is National Consultation Commission, or I have called a referendum, but the majority said let me go for 5 years. So I think you have the better position to answer him that. He has no statistics, no evidence, no proof. That shows him that it is the majority who allow him to go for 5 years. It's only his clear ambition that definitely to vindicate his journalist objectives or call, that this man wanted to perpetuate himself. The same perpetuation that we are calling for, that the president is intending to put himself in power as long as he wishes, it is what it is rising now. Because Barrow Fans Club was there, or BYM Force, Barrow Youth Movement was there. When people started shouting that the president wanted to form his political party, he said no, it's a development organization. They don't. Barrow Fans Club. From Barrow Fans Club, people come out and said the president wanted to form his political party. He said no, they are there as a fan club, but not a political party. So from there, we see now, as you call the NB, and keep on leading them. That's what he's intending. And all these bugate wax bi nafta mo sorona donc wala mu ñente Gambia dingol ye jiko mi tande on the 16 no imam mo arrest no imam